billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare di tàmbale nuyoo bi ci suñu kilifa yi muy kilifa yi dëkk bi moo ko waxee nag xam naa ni kilifa yi nga xamante ni ñooy les autorités locales dinañ ñu may ñu jiital xalifa bi di Serigne Mansour Cissé nuyu Serigne Sidi Mbacké di nuyu itam góor gi Issa Ndoye ca Ndoyeen di nuyu Serigne Amadou Mboup représentant khalife général des Mourides à Pire di nuyu mbokk yëpp kilifa yi dëkk bi yëpp ñu ne biir Pire ak ñu ne biti Pire su ma tuddee ñooñu rek wax dëgg yàlla yaatal naa ko ci ñoom ñëpp di nuyu itam les autorités locales en l'occurrence le maire Serigne Mboup l'adjoint au maire les chefs de village ñëpp ñu ngi leen di jox seen cër di nuyu itam mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk le comité de lutte contre le Covid-19 au niveau de Pire waaw tey nag damay jël kàddu ci commission bi ñuy wax commission finance nga xamante ni Serigne Adama Diagne wax na ko léegi moom mooy coordinateur bi man Mamadou Mamoun Diop maay trésorier bi Babacar Mbaye ci la bokk Masser Diop ci la bokk Soxna Ken Diagne ci la bokk Saliou Mbuub ci la bokk Nguuda Mbay ci commission boobu la bokk macha allah ni ngeen ko déggee rek wan na leen ni boo yemoon ci commission finance bi rek wan na leen ni maanaam comme ni ko maire waxee adjoint au maire muy le coordinateur El Hadj Abdou Aziz Ba El Hadj Adama Diagne waxee ko noonu comité bi de manière élargie waxuma sax commission finance rek waaye dàq na lépp lu jëm ci wàllu politique du commission tarixa du commission waaso commission wu dëkk bépp la macha allah muy comité bi ce comité de lutte là commission finance bi rek reflété na ñi ma ci jot a lim reflété na loolu comme ni ñu ko waxee am na yeneen commission yoo xamante ni xañ ne dinañ ci mën a gën a dellu siwaat muy la commission religieuse et sociale Alaaji Malick Fall directeur daara Serigne Pire Xaali Amar Fall jiite ko ak ñi mu ko àndal ñépp commission technique bi comme ni ñu ko waxee nii lii xeexub santé la looy wax fi mu ne nii yëpp wàllu jàngoro ji ñëpp moom la ñuy wax konte loolu moom ñi ci yàlla jiital mooy docteur yi au niveau local di Carvalho mooy piloter cette commission technique ànd ko ak soxna Bousso Gueye ànd ko di sage-femme d'État fële ci poste de ci maternité booloo liggéey ànd ko ak soxna Ami Diouf ICPU Ka ànd ko ak ñoom soxna Ndey Koura Ndiir ñoom soxna Maymuna Diallo ak mbooleem personnelu santé bi nekk Pire c'est l'occasion vraiment de les remercier di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla gën leen a dëgëral yàlla gën leen kattanal bu baax a baax ndax vraiment mën naa ni lutte bi pour ñu gagner ko il faut que ñoom ñu taxaw waaw il faut que ñu taxaw waaye il faut que ñu mettre leen ci condition ci les conditions maximales pour ñu mën a liggéey seen liggéey waaw kon ni ñu ko waxee rek l'objectif premier du comité c'est comment dirais de la mission première c'est de lutter contre la maladie la pandémie du Covid-19 sous ses différentes sous ses différentes formes waaye forme bi ci jiitu nga xamante ni mooy xam nga li ñuy wax essentiel lii essentiel bi mooy le combat sanitaire macha allah loolu kon moo tax a jóg comité bi mais pour la commission finance sëñ Adama wax na ko léegi war nañu taxaw mettre en place des stratégies de mobilisation de fonds nu mu gën a baree gën waaw parce que xeex boo xam nga kañ la tàmbali waaye xamu kañ lay yem loo ko waajal doyul te Carvalho dina ci ñëw léegi docteur Carvalho dina ci ñëw ñépp gën a mën a xam ni lii du ay caaxaan du ay fo te kenn waru koo fowe kenn waru koo caaxaane moo tax
lii maire def ñu ngi ko ciy félicité bu baax te képp koo nga xamante ni nekk nga un leader digne de ce nom bu la yàlla jiitalee ci mbir tam ay moment dafay am yoo nga xamante ni moment yi retrouvaille la képp ku mu mën a doon lépp loo soloon war nga koo summi ñëw taxawaayu citoyen taxawaayu ànd ñu ànd liggéey bi ñaan yàlla suñu borom mbas mii fi dugg ci réew mi yàlla musal ñu ci may wax musal ñu ci ñun waa Pire ñu ngi santandi yàlla waaye fi mu jot a dugg ci Sénégal itam yàlla na ko fa yàlla génne loolu nag taxawaay bu rëy la laaj te ni ñu ko waxee rek ne l'heure n'est pas vraiment à la distraction kenn ku ne war nga dàq lépp loo nga xamante ni luy indi féewaloo la wala luy indi yàq ba liggéey bi mën a aw ni mu war a aw loolu tax ñu ngi sant ñëpp mboolem homme politique yi nga xamante ni ñu ngi nekk Pire parce que comme ni ñu ko waxee rek bi maire tegee comité bi itam ñëpp la ko ubbil suñu frère Khalifa Mbaye mi ngi fi Ngouda Mbaye moo ko fi représenté Masser Diop ñoom ñi ngi fi représenté fi Maodo Ndoye Bane comment dirais-je Assane Diop mi ngi fi représenté fi le parti PASTEF Pape Ndiaye mi ngi fi représenté fi le PDS ak ñeneen ñi nga xamante ni ñëpp ay entité la ñu yor ci dëkk bi soxna Nogoy Mbaye SPD waaw mooy parti Sëñ Matar Bara Diop bi waaw ñi ngi nuyu soxna Nogoy bu baax moom itam di soxna su am Pastef macha allah waaye loolu boo gisee ñu koy tudd rek daanaka li indi xàjjaloo dañ koy gën a séentu ci politique te yaakaar naa ni loolu li jëge tax a jóg politique mooy defaral aw askan kon bu askan wi soxlaa ngi la waay kenn ku ne loo jàppoon teg ko nële ba yàlla génn jàngoro ji ci réew mi keneen yaakaar naa ni bu ñu ci jógee sax kenn ku ne war nga caa jëliwu jàng xam ni lii moo mën a defar aw askan waaye du xiiroo ka ŋaayoo kenn ku ne ñod di jëm fenn lii nañ ko jàppee ni jaan ju feeñ ci am pénc wala ju feeñ ci kër kenn ku ne da ngaa war a rucc saw yet taxaw waaye bu ñu nee ne jaan ji nañ ko bàyyeeg monsieur le président de la république wala nañ ko bàyyeeg monsieur le maire mais du sotti kenn ku ne am na yet wala yàlla dénk bul ko xem bu doon bantu bale sax rocci ko taxawaay boobu nag la ñuy xaar ci ñëpp macha allah nag foofu lay duggee ci wàllu liggéey bi wax ni bi yàlla dogalee mbas mi feeñ am na ñoo nga xamante ni xaaruñu ñu naan nu ñuy taxawee naka la ñuy defee dañoo daal di commencé yëkkati seen i pas-pas ak seen i yéene daal di koy dawal ci liggéey bi ñi ngi sant bu baax ñi nga xamante ni itam nag mooy staffu maire bi parce que au départ ñi ngi fi woon toog di lijjanti li ñu man waaye comme ni ma ko waxee rek am na loo xamante ni du lu as mbooloo mën a lijjanti aw askan ñooy ànd taxaw pour faire face donc ñi ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le maire am na lu mu fi yóbbante woon lu jëm ci ay gel alcoolisé lu jëm ci comment dirais-je javel gel un important lot waaye ku ñuy wax Jaaja Wade daf ko feelu ci loolu une valeur de 500 000 francs mu dégagé ko ñu jënd ko ci xeet yooyu itam mu accompagner loolu maire jotoon a indi loolu itam ñu leen ci sant bu baax ndax loolu daanaka mooy donation yi njëkk a dem ci dëkk yi nga xamante ni ak poste de santé yi waaw loolu sous-préfet moo ñëwoon réceptionné ko moom itam ni ngi koy sant au passage depuis lors mi ngi coordonné ak le coordinateur El Hadj Abdou Aziz Ba ci wàllu liggéey bi waaw ci loolu nag tam mbokk yi itam mu ñuy wax Saliou Ndoye commerçant à Dakar di frère Abdou Ndoye transporteur envoyé na fi 1 million de francs xaalis boobu itam jot nañ cee jël 500 000 complété ko yooyu ñu doon jël waaye desoon na fi 500 000 loolu dinañ ci dellu siwaat ci biir liggéey bi waaw naka noonu suñu benn mbokk bu ñuy wax Jibi Ndoye yónnee na fi 100 000 francs Jibi Ndoye transporteur il est derrière la voie ferrée naka noonu itam Abdou Ndoye transporteur indi na fi ndimbalam lu am solo ci cadre boobu mooy loolu bu may wax comité bi taxawagul Serigne Mbaye Sikap am na lu mu fi jot a indi itam ci ab loo bu am solo Galas Ndoye
doomu sëñ Abdou Ndoye la naka noonu am na lu mu fi yónnee moom itam ci wàllu ndimbal yooyu jiitu El Hadji Papa Nguer noonu la def ñu ngi koy sant moom itam Basirou Ndoye commerçant di rakku sëñ Abdou la même chose cabinet du maire maa ngi koy wax sànq mooy ñi nga xamante ni ñoo ko fi nekkaloon am na loo nga xamante ni ci seen i man-man tam dajale nañ ko jënd ko ay madaar ak yooyu dugal ko ci xeex bi booloo liggéey Pire am na lu mu ci jotoon a def Modou Mamoun Diop itam jamono yooyu am na lu mu ci jotoon a yónnee waaw loolu mooy li nga xamante ni kon ay liggéey la yu jëm ci avant comité bi mën nañ ci dolli taxawaayu Alaaji Badba Dieng ñu koy nuyu au passage di kilifa goo xamante ni aussi itam ku mat a jox wàccuwaayam la ndax lii bi mu koy def xamul woon sax organisation am na wala déet yëkkati lu am solo yónnee ko fi dans le cadre de la lutte loolu Alaaji Fàllu Ndooy transporteur itam jëfam itam jiitu na kii bi jiitu na comité bi comité bi nag taxawee ak léegi mën nañu ni ñii jëtoon def jëf seen jëf yépp c'est vraiment maanaam da nga naan jëf yi patriote la ak jëf yi républicain xaj na toog kenn soñu la kenn waxu la dara nga xam ni nangam am na nga jóg yëkkati sa man-man def loolu wax dëgg yàlla lu di rafetlu la ci wàllu matériel bi sax moo tax ma dugguma ci waaye association des tailleurs dinañ leen beral cant beral leen gërëm parce que jamono yi may wax ni avant lutte bi avant comité bi la ñu dajale matériel bu am solo ci madaar ak javel indi ko fii muy geste bi nga xamante ni moom la une organisation formelle njëkk a indi dans ci table yi te loolu li may wax itam jiitu na existence su comité bi ñu leen ci sant di leen ci gërëm ci seen gëm gu ngeen gëm dëkk bi ak taxawaay bu rafet bu ngeen taxaw bi ñu taxawalee comité bi nag macha allah ni ma ko waxee rek organisé wu nga xamante ni wax dëgg yàlla léegi maanaam Pire moo jóg taxaw pour jàmmarloo nag ak jàngoro ji ñuy wax Covid 19. yàlla def organisation bu rafet bii ñu organisé wu képp koo nga xamante ni génn nga ci yaakaar naa ni te kenn génnu ci yow yaa ca waroon yaa ca génne sa bopp waaye ñépp a ngi ci biir waaw loolu nag liggéey bi tàmbali waaye soññee amul soññu ñu kenn ba tey avec wu dëkk bi muy soxna yi nga xamante ni dañoo yor benn avec fii keroog bi ñuy def première réunion bi kan moo ko jiite si sax soxna Ñanga Diop soxna Ñanga Diop à la tête de ces avec de Pire indi nañ fi 300 000 francs loolu nag dafa am lu ma fàttali ci jëfi jigéen ñi ci première réunion bi waaw ñu leen di sant toutes les femmes de Pire au passage ndax lutte boo gis rek góor baax na ca waaye yaakaar naa ni jigéen ñi desuñu ci benn yoon ginnaaw te dama ni 300 millions yu man te dama ko jàppee nii yéen a ngi nekk fii di réunion yéen a ngi toog di xalaat ay stratégie ñun ñoo tàmbalee lii muy jëf ju rëy ju am solo kon ñu ngi leen di sant avec yooyu bu baax a baax waaye seen moroomu avec bi nekk Kër Galo daf leen a feelu indi fi une enveloppe de 100 000 francs ñuy sant sëñ Mor Ndiaye sëñ Amidou Ndoye muy président association commerçant yi ñoom itam seen jëf ci yi fi jiitu la dajale nañu 210 000 francs boole ko ak 10 cartons Madar 5 cartons Javel indi ko dawal ko la ñu wax ci liggéey bi ku leen xam ci taxawaay xam ni ñoom wàcceeguñu seen loxo kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant sëñ Mor mi nga xamante ni moo fi toogal commerçant yi te bokk ci comité bi contribution CPM bu Pire muy le proviseur Mbacke Ndoye ak ñi mu ko àndal loolu itam di vraiment lu symbolique lu bett comité bi ndax booba itam kenn soññewul ñu dajale fi 30 000 francs indi ko fi bon ci wàllu boobu soññee amagul itam dinaa ni am na ñoo xamante ni joxe nañ fi loo xamante ni ci matériel la jëm muy ay organisation communautaire yu nekk ci dëkk bi te ku leen xam tam xam seen yëngu xam ni lu ñor dëkk bi rek moo leen ñor muy l'association des soudeurs métalliques sëñ Xaadim Mbuub jiite ko ñëw na fi ànd ak ñi mu war a àndal ñoom nguuda caw ak ñoom xade yi ko seq yépp indi fi ndimbal lu am solo lu jëm ci produit yooyu ñuy wax association des tailleurs wax naa ko sànq
Modou Fall Mbuub ci jëmmi boppam am na loo nga xamante ni fàggu na ko fa itam indi ko fi muy ay détergent yu lim bu am solo. L'association des étudiants muy suñu suñu rakk yeeg suñu jarbaat yi nga xamante ni ñi ciy yëngu ci wàllu médecine ñoo leen teewaloon te Mamadou Sow ak comment dirais-je Maam Jaara Mbay jiite leen indi nañu fi loo bu am solo daanaka yaakaar naa ni de mat na 100 000 francs ci ay produits yoo nga xamante ni mi ngi jëm noonu man nag loolu itam lu ma marqué la personnellement parce que en général kenn ku ne xam ne ni séentuwuñ ci ñoom xaalis waaw mais dañoo ñëw indi seen xam-xam indi seen yéene li tax ma ni suñu xel dal na nag professeur Abdou Ba ñoom professeur Ndaraw professeur Abdoulaye Mboub ak ñi ñu àndal corps médical lu Pire bi yépp seen xel war na dal parce que la relève est en route macha allah yàlla na leen yàlla lafal cat may leen ñu àggale seen njàng te xam na nit ñi incha allah bu ko yàlla defee itam lépp ci cadre liggéeyu dëkk bi la jëm waaw. donc di sant itam Abdoulaye Ndiaye entrepreneur nga xamante ni moom itam jëflanteem ak bu rafet ak la collectivité territoriale ñëpp xam nañ ko indi na fi loo bu am solo jëm ci ay xéewal ma nga koy wax mooy xéewal yu am solo yu indi yoo xamante ni dem na ci daara yi ak ay détergent ak lu jëm ci ay saabu ñu ngi koy sant di ko gërëm. Modou Mbacké Bane éleveur ca Ka joxe na fi moom itam lu xeetoog loolu mu jëm ci wàllu ay savon ak ay détergent loolu itam soxna Ami Diouf lañ koy santé parce que keroog bi muy ñëw dinaa ci wax léegi bu may ñëw dinaa ci dellu si bi muy ñëw di indi apportu CDS Ka la indaale ak apport personnel am ci la indaale yooyu waa Ka def Serigne Abdou Fall Bane commerçant à Ka moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm Pape Ndiour benn rakku Modou Ba Ndiour moom itam am na loo xamante ni indi na ko fi ci cadre boobu ku ñu wax Mamadou Sall mooy li may wax ci wàllu ni du politique c'est le responsable du PUR au niveau local mu nga ca Ziguinchor waaye xelam moom dafa jàpp ni war na ci daal di dugg ci combat bi mu yónnee fi lu jëm ci ay keesi poisson yoo nga xamante ni toll na ci lim bu am solo moom itam yónnee ko ci daara yi principalement daara Serigne Pire Xaali Amar Fall ñu ngi koy jotalal canti Serigne Maodo au passage ak canti comité bi canti waa Pire gépp di wax ñoo nga xamante ni itam seen jëf jiitu woon na li may wax comité bi muy Alaaji Jibril Diagne moom parent macha allah loolu moom yaakaar naa ni mën nañ ci bañ a sori ndax bu ñu waxee loolu rek dinañu mën ni son nom rime avec la solidarité et l'entraide ñu ngi koy gërëm di ko sant am na loo xamante ni ca njëlbeen nga toppatoo na ko fi yóbbu ko ci poste de santé yi Modou Ndoye Bane notre frère aussi am na loo xamante ni toppatoo woon na ko ci xeetu détergent am lu mu ci yóbbu ci jumaa ji am lu mu yóbbu fële ci kër sëriñ bi sëñ Mansour waaw kon ñu ngi koy sant moom itam bu baax di ko gërëm suñu sœur Ndey Kumba Diop ñi ngi wax léegi ci biir mbooloo mi moom itam xam na ni ci combat bii la bokk mooy sœuru Maseer doomu soxna may mun a jon yónnee na fi ñaari thermoflash nga xamante ni fi ne ni température kenn xalaatatul léegi di ko bokk di xool di jël ay thermomètre di ko bokk ndax actuellement les mesures sanitaires mayeetu ko waaw loolu itam dinañ ci ñëw am na yoo xamante ni sax maire fàggu woon na ko ba équipe technique bi jot nañu ko waaye loolu yaakaar naa ni dina renforcer la dotation ci noonu ginnaaw jëf yooyu ñu dégg foofu yépp dana am loo xamante ni itam sëñ Adama junj na ko léegi muy commission finance bi ñu ko tegee le 30 bi ñu tegee comité bi mise en place du comité le 31 on a tenu une réunion de la commission financière le premier point de l'ordre du jour était les stratégies de mobilisation de fonds parce que xam na ni ñun li ñu dénk mooy naka la ñuy def ba xaalis teew fi waaw loolu itam nag ñépp xam nañ ni combat sanitaire la waaye ay moyens financiers moo koy def lii ñu lim fii yépp xaalis lay jar kon naka la ñuy def nag ba soxla bu amee ñu mën ko faj taxawaay boobu nag ku ne war a taxaw waaye commission finance ca jamono yooyu dañoo toog ñu waxtaan ni stratégie itam dafa am doxalin nit lu muy soññee lu ne na ca jiitu ñu ni adjoint au maire le coordinateur ak les conseillers yi fi nekkoon
soññu leen maire ñu waxtaan ak moom collectivité territoriale bi seet moom lu muy dawal ci liggéey boobu dawal lañ ko mën a tuddee ndax lutte bu kenn xamul fan la jëm. loolu itam bi ñu ko waxee maire yaakaar naa ni baat ak tontu la loolu itam ni ngi ko ci gërëm au passage di ci gërëm tous les conseillers municipaux parce que bu ñu ko deful woon liggéey bi mën na bloqué wu. parce que ñoom la yàlla jiital ci mbir mi te seen taxawaay war a jiitu kon jiital nañ seen taxawaay fekk na commission finance ubbi na benn compte le premier du mois d'avril un compte comme ni ko sëñ Adama waxee léegi compte boo xamante ni ñi ngi ko ubbi PAMECAS c'est le compte numéro 3255 bi ñu koy ubbi 980 000 francs lañ ko ubbi 980 000 francs yooyu donc mën naa ni li fi desoon ci xaalis ci gestion bële la te loolu man bari na loo xamante ni mën naa ko ci seede ndax avant comité bi tam lenn ci xaalis boobu may wax nii man lañ ko batele loon ndax dafa am loo xamante ni itam li yàlla dogal mu jaaroon ci suñuy loxo ñu bàyyi ko ak ñun kon 980 000 yooyu moom la ñu ubbee compte bi waaw léegi nag ci naka noonu bi ñu ubbee compte bi à part jëfi maire jooju dañoo waxoon ni CDS yi les comités de développement sanitaire ñoo nekkal askan wi ci wàllu liggéey bi ci lu jëm ci poste de santé yi ak maternité yi comme ni ñu ko xamee ñooñu tam la fa nekk ci xaalisu askan wi la dara taxu koo jóg lu dul wér-gu-yaramu askan wi waaw muy taxawu poste de santé yi taxawu wér-gu-yaramu njaboot gi ñoom itam ñu xam ni combat bi après la collectivité territoriale da nga naan ñoom ñoo les deuxième responsable il faut que ñu woo leen waxtaan ak ñoom ñu xam ni combat bi seen combat la doonte am na ñu jógoon wuutu leen ci kon comité bi mën naa ni ñoom lay liggéeyal ñun leen nag yéen li naan mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam yéen mbéj mi yéen ko war a faj ñoom itam wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax au passage di gërëm Abdoulaye Dieng mi nekkoon ci réunion bi Karok ak Mansour Fall ak mbooleem CDS ba ña ko féete ñu ngi saluer au passage notre frère Pape Cheikh Ndiaye bi fa nekkal comment dirais-je mairie bi te xam na ni réeroowuñu ak moom ak Soxna Bousso mi nga xamante ni moo fa féete bu dee poste bi aussi itam ñu ngi sant Fallou Diop moo ñëwoon ci réunion bi ànd ak Ibrahima Ba ñu ngi leen di sant di leen gërëm au passage ànd ak Masser Diop mi fa toogal aussi comme li ma wax ni la mairie au niveau du CDS di sant le CDS de Ka ils ont mobilisé globalement 800 000 francs ñoom itam dugal ko ci compte bi loolu itam di liggéey bu am solo ñi ngi ci sant au passage les techniciens qui sont sur place ñi ngi sant aussi ñooñu nga xamante ni ñoo fa nekkal communauté bi te taxaw fa taxawaay bu rafet ci loolu itam ñu ni mbooleem ku nekk membre ci comité bi ginnaaw CDS yi xamal ni mbir mi war nga ci joxe gage engagement man noonu lañ ko tuddee ci suñu xalaatin gis nga nit lu muy jiite lu ne bu ko waroon a mën a faj li ko askan wi ñëw ñëwal jiite ko bu ko waroon a mën a faj kenn waru koo dégg waaw te laaj kilifa gu baax daf doon wax naan laaj ak lonk la laaj comme ak lonk la li nga jot waroo koo laaj li nga xamante mën nga ko saafara warul jar ngay wut ay stratégie di mobiliser waaw maanaam kon comité bi kenn ëpp leen aw sas képp ku ci bokk ñu ngi lay ñaan nga renouveler waat sa engagement parce que ñun de ci biir dox bu gàtt bii ñu dox gis nañ ni waa dëkk bi askan wi am nañ ci ñun yaakaar jooju nag yàlla bu ko yàlla bu mu yàkkeeku yàlla bu yaakaar tas moo taxoon ñu ni kenn ku ci nekk membre comité bi na làmb poosam def ci waaw loolu tamit bokk ci li war a doxal mbir boo ca sànkee sa jot sànk sa alal vraiment kenn waratulaa discuter engagement critique nag du mën a ñàkk mais en général dama naan ki engagé wu moom li ko war rek moom mooy na dox parce que il y aura l'heure du bilan arrivera te li am solo mooy l'atteinte des objectifs na nga fexe ba objectif yi nga xamante ni moom la ñu teg ci sa kanam nga fexe ba objectif yooyu nga sàmmonteeg moom ba réussir ko donc ci loolu du ma mën a bañ a lim ñenn ñi
sant leen gërëm leen tàmbale ko ci coordinateur bi El Hadj Abdou Aziz Ba Ibrahima Carvalho en tant que ICP waaye damay wax ni ñoom personnel technique bi kenn ku ne da ngaa làmb sa poos waaye loolu vraiment daw na yaram trop waaw kenn ku ne xam na ni tëddatuñu nelawatuñu waaye moom Yabousso Ami Diouf Ndey Koura Ndiir Maymuna Diallo kenn ku ci nekk làmb nga sa poos def ci comité bi waaw naka noonu Serigne Khadim Thioune le mari de Serigne Abla de Soxna Bousso sage femme ñi ngi koy sant moom itam di ko gërëm am na lu mu fi yónnee boole kook li soxnaam joxe Ablaye Seck chauffeur ka kooku moom soxna Ami Diouf la ko joxe bi muy joxe moom itam joxe na même bi du membre du comité bi Mamadou Ndiaye commerçant ka moom itam am na lu mu fi yónnee teg ko ci loxol soxna Ami Diouf Fallou Diop enseignant membre du CDS a donné sa contribution Mamadou Mamoun Diop et madame Mayna Cissé Masser Diop Babacar Mbaye Abdou Ba coordinateur comme je l'ai dit tout à l'heure Abdou Diop conseiller municipal Adama Diagne Assane Diop enseignant Adama Diop qui est le secrétaire du comité Serigne Adama Diagne El Hadj Adama Diagne Hadj Malick Fall ak soxnaam itam naka noonu am na lu ñu fi yónnee ñu ngi sant kon membre comité bi yépp di leen gërëm di sant soxna kenn moom itam taxawaayam gis nañ ko bu baax a baax daf ci boole tey bi muy ñëw dama ko bëggoon a bàyyi ci yëfi kilifa yi waaye mën naa koo tuddaale rek comme tudd naa soxna si ñu tuddaale sëñ bi yónnee na fi itam li enveloppe bu am solo contribuer ko ci lépp sëñ si di vraiment wax dëgg yàlla dama naan loolu rek doy na pour wane engagement wu askan wépp parce que ñoom yàlla moo leen jagleel ñuy ay kilifa ay mbooloo nekk ci seen ginnaaw kon seen jëf day mel ni jëfi sëñ Mountakha jëlee mu jëf au niveau national aw yoon la ñuy wone waaw naka noonu dinaa sant au passage Alaaji Serigne Amadou Mboup représentant du khalife général des Mourides à Pire ak njabootam karoog bañ fa demee waxtaan ak moom dafa le mu discours ba mu tenir comité bi sax dafa daw yaram waaye boole ci làmb poosam génn ci 100 000 francs contribuer ko waaw loolu lu mat a wax la waaw Serigne Issa Ndoye ñu ngi koy sant di ko gërëm njabootam ci ñi ci jiital ay jëf la moo jaboote Abdou Ndoye moo jaboote Saliou Ndoye moo jaboote Jibi Ndoye moo leen jaboote ñoom ñëpp waaw jëfam mooy jëfi waa Ndoyeen mooy jëfam macha allah di sant tam le doyen Pala Fall on est allé le voir et le quartier Parcelles Assainies j'ai vu Makumba Mbaye sànq ak Issa Fall ñu ànd ak moom envoyé nañ fii une enveloppe de 50 000 francs parce que on est allé le voir aussi en tant que notable de la ville macha allah vraiment aussi tam mu tenir fa wax wu am solo joo xamante ni da ko ànd ak imaamu koñ ba ànd ko ak mbooleem dignitaire ya fa nekk karoog maa ngi tooñ sax naan xaw ma man parce que parfois on me situe dans d'autres quartiers waaye Parcelles laa dëkk wax dëgg yàlla karoog bi ma ko paale di waxal dama ko dinaa ñëw ci double casquette parce que je viens en tant que habitant de Parcelles waaye damaa war a ànd ak comité bi ñëw foofu doyen Pala ñu ngi koy sant au passage di sant bu baax a baax aussi imam Modou Lay imam Modou Lay de Ndoyeen suñu ndijaay Modou Lay moom itam wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na ca ñaan ya ak ci jëf ji macha allah ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw kon ma continuer ci li ma doon wax rek ci wàllu joxe bi le proviseur Diakhaté du lycée Serigne Amadou Cissé de Pire xam naa ni bi ma ne proviseur Diakhaté Ibnu Diakhaté la tuuti ñu bari xam naa ni miinaguñu ko ndax il vient de faire juste quelques mois waaye sa participation vraiment a ému le comité parce que mënoon nañ ni rek ku fi ñëw di liggéey la mais jot na message bi xaj na dafay xam ni taxawaay am na ci dëkk bi yónnee na fi enveloppe bu am solo moom itam jàppe ko ci liggéey bi di sant Pape Ndiaye en tant que représentant du PDS parce que bi muy ñëw ci réunion bi itam casquette boobu sol na ko waaye sol na tam casquette représentant de l'association des tailleurs bi nga xamante ni wane nañ njàmbaar gu mag ubbi yoon wi ba dara xewagul Pape Ndiaye itam làmb na poosam boole kook wax ju rafet
xam ni dëkk bi moo soxla bu dëkk bi soxlaa nag moom amatul soxla loolu itam ñu ngi lay sant Pape au passage waaw wax naa Serigne Amadou Mboub sànq Serigne Sidi Mbacke wax naa ko wax naa aussi la Parcelles Assainies taxawaayu Paala ak ñi mu àndal Issa Fall ñoom ak ñoom Makumba ak waa koñ ba yépp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di xam naa ni bu fekkente ni waaw Adja Ken Diagne waaw wax naa sànq ay ngërëm yu ma ko doon gërëm ndax ay xéewal yoo xamante ni moom itam da koo def ci turu comité bi parce que ça c'est important doon ko yóbbu tam ca ca bërëbu daara yi ñu ngi koy sant bu baax au passage waaw commission technique bi wax naa ko sànq waaw ñoom moom dama yaakaar ni les efforts intellectuels et physiques yi ñuy fournir wax dëgg yàlla sax dama naan waroon naa tax ñu mën leen a jéggal waaye nag ñoom ci seen bopp ñoo xam ni lii seen lutte la te bala ñoo soññ kenn nañu soññ ñoom seen bopp ba pare di sant monsieur Pape Maïga qui est le président de l'association Les Amis de Sagnokho ànd ko ñu mel ni ñoom Moustapha Lo ñoom Assane Diop Maam Sarr ak seen kuréel gi yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam naa leen ñoom ñëpp ndax man samay waay lañu indi nañ fi une enveloppe de 50 000 francs waaw les amis de Sagnokho Pape Maïga jërëjëf ñoom itam li ma wax rek ñu indi nañu fi enveloppe bu 50 000 ñu ngi leen di sant di leen gërëm xam naa ni nag maa ngi jégalu parce que li ñu naan ku limal rombal waaye en tout cas bëgguma jëm naa fexe ba daal le maximum possible ma bañ a def njuumte ndax itam nit kenn du ko fakkal jëfam te jëf yi dafa kawe njort dafa rëy bàjjenu gox yi itam indi nañ fi enveloppe bu am solo ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yaakaar naa ni présidente bi soxna May mën a jonn la war a doon ñu ngi leen di gërëm bu baax soxna May qui a tous les combats du moins les bàjjenu gox vraiment mën naa ni seen mobilisation ak seen taxawaay rek doy na Adja May mun a vraiment at yi fi ne nii ku dem ba am njaboot yu la mën a taxawal daanaka mën naa ni wax dëgg yàlla sa taxawaay sax boo ko defee rek dalaa neex waaye nag li ñuy wax naan yoonu yàlla moom kenn du ci wàcc ak lu at yi bari di nga soxla aw yiw am na yoo xamante ni du matériel muy la presse locale ah la presse locale nag bu ma ko waxee ñu gis nga dafa am benn penseur bu doon wax naan agir local pour impulser le global xeex bi kii bi la de xeexu état la maanaam c'est au niveau du pays que le combat se mène mais nous ne sommes pas à cette station nous sommes au niveau local bu ñu comme au niveau local lañ nekk nag ñun fii la ñuy xeexee xeex bi moo tax daanaka xañ na wax ca biti am na solo waaye wax ak askan wi moo war a jiitu askan wi nga xamante ni moo war a jóg taxaw te jóg taxaw war a liggéey jóg liggéey ñu wax ak ñoom rendre leen compte rafetlu seen liggéey loolu nag la presse dite locale a joué vraiment un rôle primordial dans cette activité là ñu ngi sant bu baax seen mag Alaaji Njaga Ndooy di sant Bamba TV di sant Fous TV ñaari njaayeen yooyu wax dëgg yàlla moom njaayeen daawul kii lool waaye moom wax dëgg yàlla tey moom mën naa ni mën na leen ko sax ginnaaw bëgg xéewal gi am na loo xamante ni donc taxawaay bu rafet boo nga xamante ni xame leen nañ leen ko di leen ci sant bu baax xam naa ni moom dinaa leen may tuuti batma bañatee wax am njaayeen dara ndax yéen ak suñu mbokk Ablaye Ndiaye ci taxawaayam la presse locale donc Ablaye Dieng notre neveu notre ancien élève vraiment moom itam di ko engagé wu dama koy wax karoog naan ko vraiment te li muy wax it lu ma gëm la ni suñu xel dal na waaye nañ gën a góorgóorlu parce que relève bi ci seen loxo la jëm ñun dañ leen di gunge waaw Ablaye ñi ngi leen di sant di leen gërëm di sant aussi Pape Moussa Diop moom itam ci liggéey boobu la bokk di sant suñu mbokk yi jógee Tivaouane tey jii ànd ci liggéey boobu parce que mën naa ni département de Tivaouane moo couvrir Pire waa Dabakh FM ak Albourakh FM ñi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax donc waaw maa ngi ñëw ci loolu dinaa ñëw ci synthèse bi pour ñëw ci synthèse boobu nag bi ñu tàmbalee liggéey beeg léegi avant comité bi ndimbal yooyu ma doon wax ak xaalis boobu ñu fi joxe tàmbalee ko ci monsieur le maire ñoom Jaaja Wade ñoom Saliou Ndoye lenn ci xaalis bi mu joxe muy les 500 000 francs ak
taxawaay yooyu ñu doon wax ci bonne volonté yi ak association yi jëf ah loolu àgg na ci 3 296 000 francs 3 296 000 francs yoo xamante ni liggéey bu njëkk boobu moo ko taxawee bi comité bi taxawee léegi en matière d'entrée on a noté 5 380 000 francs lii moom mën naa ni lépp lu jaar ci compte bi la bokkul ak liggéey ba la jàll donc 5 380 000 francs boo ko boolee ak 115 000 francs yoo xamante ni dugg na fi yii ma jot a dugg tey comptabiliser wuñu ko donc en matière d'entrée on est à 8 791 000 francs macha allah loolu naw na mënees na koo naw waaye yaakaar naa ni waa Pire nawuñu c'est un effort essentiellement local waaw ci taxawaay bu jekk ci taxawaay bu rafet ci taxawaay bu citoyen du ma ni Serigne Mboup ak l'équipe locale la ñu am chance lañu en tout cas wax dëgg yàlla cette forte mobilisation de la population de Pire à travers cette initiative montre que Pire vraiment a un potentiel énorme te liy des rek moom mooy déggoo gi donc nous appelons tout le monde au consensus waaw fi ne ni jamono yi taxaw jamono yi guerre du jamono yi laneen lu dul àndandoo ni ko sëñ Maodo Fall di wax kenn ku nekk na jàpp ni am na benn poste boo nga xamante ni militaires yi dinañ ko xam yaa fa taxaw te bul nangu noonu ba jaaree fa dugg ci biir dëkk bi waaw kon kenn rek mënta rek xeex bi loolu c'est il faut que ñu xam ko l'heure n'est pas à comment dirais-je ni ma ko mën a tuddee nekkul ci une activité individuelle li war rek mooy boole suñu bopp boole suñu man-man dàqul nag parce que ndimbalante ak jëf yu rafet naka jekk day am ci àdduna day am ci biir quartier yi di am fu ne lu waay mën a def ci lu baax alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant di ñaanal ñépp ñi koy def ci suuf ndax loolu du mën a nekk ku koy def it yàlla na la yàlla fay waaye li am solo daal mooy woote bii moom amul ku ko wërta wuy si waaw tout le monde ku ko wuy siwul rek damay jàpp ni dese ngaa xam waaye boo gisee ñii ma lim fii ci ay organisation ay kilifa kenn ku ci ne taxaw sa taxawaayu bopp man jàpp naa ni am na loo nga xamante ni nekkul ay mbiru kii fii kenn ku ñu fi waxoon génneel 8 millions def ci yëf yi doo ko man te yàlla miy fay nag du fay individuellement du fay ay man Mamoun Diop joxe ne lii moom laa koy fay de yàlla buy fay jëfi mbooloo kem na mbooloo ma jëfe noonu lay fay moo tax bañ a bokk ci jëfi mbooloo erreur la waaw ni jullit mbooloo ëppee doole sa jullit bopp noonu la jëfi mbooloo ëppee jëfi individuel te nag beneen mbir daf ci am boo nga xamante ni gis nga Pire ay valeur la fii daanaka dara luqiwul bëtu kenn tam yéemul kenn waaye nag lépp loo nga xamante ni Pire soxla na ko te musa ànde nii ñu ànde yàlla defal na leen ci sutura ñun foofu la ñuy gën a accentuer suñu wax di ci soññu ñëpp mooy wax soññu ñëpp sax ñi ma ko sañ a def waaw parce que xam naa ni am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla sama jëmm ju xeebu ji mayuma ma di leen soññ waaye daal lii daal sëñ Mansour Cissé di xalif généralu Pire ak kilifa yi nga xamante ni yëpp dem nañ ci ñoom yemuñu ci wax seen engagement ci mbir mi waaw dañ cee boole seeni yéene yoo nga xamante ni mi ngi ñëw seeni taxawaay yu ñu taxaw ak seeni ñaan googu nag yàlla na ko suñu borom nangu te wesaare ko ci dëkk bi waaw fii may waxe ak yéen daal dépenses yi pratiquement dañ ko gën a orienté ci guerre bi ñu ngi waxaat personnel de santé bi di dalal seen xel ndax lii kenn ku ne da ngay jéem a nekk à leur place ku ñu di woon demal guerre te joxuñu la benn munition yokk nga dem fas yéene dem ak loxoy neen boo demee doo fa jële la neex waaw kon ñi ngi leen di xamal monsieur Carvalho yaa Bousso soxna Ami Diouf yéen ñi nekk ci boppu poste de santé yi ni leen le comité s'engage à régler tous vos besoins sans comment dirais-je amul luñ ciy daw lépp lu ngeen commandé ni war naa dugg ci xeex bi loolu fas nañ ko yéen a régler parce que xam nañ ni yéen xam ngeen lan mooy efficacité xam ngeen lan mooy efficience kenn du leen ko jàngal comité bi ci loolu la taxaw lépp loo nga xamante ni daal dina fi dugg
incha allah des na ko saytu au franc près fa muy dugg itam dinañ ko saytu ba bu fa duggee problème bu leer lay régler parce que léegi xam ni wax mooy efficacité dina régler problème waaye kem la problème ba soxla lu soxla ñaar fukk kenn du ci def ñeent fukk kon loolu mooy efficience te incha allah comité bi muy waxtaan muy commission financière ñaari tànk yooyu la fas yéenee doxe waaw macha allah nag ñu ngi sant kon waa dëkk bi yépp xam naa ni xam naa guddal waaye daanaka l'essentiel du travail maire wax na ko sëñ Adama wax ko membre yi commission bi yépp may ñu ni ñi jëlal sa temps nga expliquer ko nu mu gën a leere ñu ngi sant membre yi comité bi yépp voilà waaw loolu mën nañ ci tontu waaye coordinateur sax mën na ko waaye ñun ñëpp parce que fi mu ne nii li ma wax naan système bi ñuy liggéeyee on travaille dans la collégialité les informations passent à temps parce que am na nu ñu fexe ba daanaka ku nekk ci groupe ci équipe bi rek war ngaa mën a jot information ay rëq-rëq nag du ñàkk te damay wax naan il faut que nit ñi tam nangu ni parfois gis nga doxinu mbooloo ku jàpp ni lépp day jub xocc rek daanaka mën naa ni dese nga ci am expérience il faut ay rëq-rëq di am waaw loolu nañ koy sóoraale waaye li am solo moom mooy kiy rëq-rëq jóge ci moom te mu waroon a doxee neneen na nangu ñu rëq-rëq la waaye ki nga xamante ni itam moom la ñu teg tort boobu entre guillemets parce que jàppe ma ko tort na am auteur comment dirais-je na am auteur na am jéggale ci cadre boobu ba loola ñu mën ko mën a kii waaye information yi moom la ñu jàll macha allah Ablaye par rapport à la question les vivres de l'État comme on l'a dit c'est les vivres de l'État waaw xam nga man dama naan yenn saa yi nit ñi parfois sax dañuy def sa attention ci sémantique bu ñu la waxee benn mot rek war ngaa xam lu muy signifier état li ay vivre am moo xam nu mu koy lijjantee te yaakaar naa ni kenn ku ne boo dee suivre information xam nga ni jamono ji ñu toll le pouvoir déconcentré muy gouverneurs yi préfet yi sous préfet yi joxaat nañ leen doole joo xamante ni doole ju rëy la jox nañ leen gëdd gu rëy ci liggéey bi yaakaar naa ni foofu le côté déconcentré boobu moo am ak le côté décentralisé su doon lu ñu décentralisé day ñëw directement dans les collectivités territoriales maire yi ci boppam ñoo koy xool nu ñu koy gérer waaye demeewul noonu loolu tam na ko ñépp xam état dina joxe ay ndimbal waaye ndimbal yi ma ngay jaar ca gouverneur ya jaar ca préfet yi jaar ca sous préfet yi ñoom nag ñoo xam bu boobaa naka la ñuy doxale seenu séddale waaye ñun ci comité bi wax nañ ci loolu suñu waxtaanu bopp parce que liggéey bu mel nii ay vivre du ko yàq dégg naa sëñ Ndiaga mii di ko wax je vous ai suivi il faut que nit ñi ñu dellu si waat suñu xel bu baax yàlla moo wax ni gémmañ gu mu xar rek dina ca def aw ñam waaw ñu mbas mi daf ñu war a jàngal lu bari xam naa ni jafeñ-jafeñ am na ñu baree bari seeni liggéey yàqu na waaye suñu boroom dinañu garantir lu ñu lekk waaw état nag loolu dàqul dara ci lu état war a def loolu collectivité territoriale war a def ndax doomu aadama bu nekkee ci jafe-jafe nit dañ ko war a wàllu jàppale ko loolu itam commission bi bu dee commission bi côté commission bi ñu defee commission religieuse et sociale la ñu bëgg a xamle ni lépp mi ngi aju ci waa Pire ndimbalante moomu ci biir mi ngi daan am te day continuer di am waaye mënees na ko formaliser autour du comité autour de la commission religieuse et sociale vivre état yi ma dellu siwaat ci Ablaye loolu bu ñëwee jaar ci préfet yi jaar ci sous préfet yi ba ëgsi ñoom dinañ am ay commission yu koy séddale te ni nga ko xamee parce que dinaa nga def ci benn kii intervention lenn li dama am ñu ko jagleel déjà bind nañ ko ca kaw la ñu jagleelul ñenn ñi bu ñu ñëwee ñooy seet superviser ko seet ña ko yelloo ñu jox leen waaye li wóor te wóor mooy du daj loolu na ko nit ñi xam waaw pour kenn bu Pire moom yàlla bu mu fi jur coow waaw parce que ñun xiif xañ na métti na waaye ab xiif mënuñu tax ñu ñàkk suñu ngor wala ñu ñàkk suñu diine waaw Pire dëkkub ngor la dëkkub diine la lu fi ñëw loxo ya mu tege nañ ko teg ci yoon wañ ko war a teg ña ko war a jot ko
commission bi bis bu ñu waxoon leen ni leen kaay leen ngeen toog xool moom am naa yaakaar ni nii ñuy doxee ci nii rek na lan cay doxee lépp lu mu ci doon lu ne dinañu ci xar suñu tànku tubéy parce que pire lañ koy defal fexe mu tegu ci yoon wi mu war a tege waaye nañu jàpp loolu Fatick gëlee le président de la république dëkk boo fa demee coow laa ngi ni ca mbay du fa yóbbu lu leen doy waaye te mooy séddale moo yor ci moire yi di tibbale waaw kon boo demee jafeñ-jafeñ yaa nga fa du jeex da nga naan sax Fatick lan la tane pire boo demee Saint-Louis gële Mansour Faye nekk di maire ba moo yore vivre yi au niveau national du leen jox lu leen doy waaw te dund boobu bu ñëwee itam c'est pour un laps de temps nga xam ni kon weer wa mu lay téye wala ñaari weer wa mu lay téye xam nga li la yàlla téye ba nga am fanweeri at juróom fukki at moo ko ëpp waaw kon dañu delluwaat suñu xel ci yàlla bu baax loolu sëñ Maodo moom moo ko moom man damaa sob rek di ci wax waaye delloo siwaat nit ñi ci yàlla war na waaw parce que loolu la ñuy xaar nag ci situation yi bu amee nit ñi xam ni dañoo war a dellu ci yàlla tuub waaye tuub àndul ak coowal ak dóorante ak xasante waaw te jamono ji jamonoy tuub la dellu ci yàlla di ñaan suñu borom mu teggil ñu jafeñ-jafeñ yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah